téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte di dalal El Hadj Malick Sougou nekk chef du service régional de l'action sociale de Dakar naka noonu El Hadj Malick Sougou moom mooy coordonnateur de la gestion prise en charge psychosociale du comité régional de riposte contre la Covid-19 mooy tey suñu gan si émission kennu askan wi El Hadj Malick Sougou maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick ñu ngi lay nuyu yow tamit di la gërëm di la sant di nuyu say téléspectateurs. Alors El Hadj Malick Sougou service régional de l'action sociale de Dakar suñ ko waxee liggéeyam lan la soo ko mënoon faram-fàcceel suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñooñ ñuy seetaan ci ITV. waaw El Hadj Malick service régional de l'action sociale. Ouais. benn bànqaas la bu bokk ci direction générale de l'action sociale bi nga xam ni dafa nekk tamit bànqaas ci biir ministère de la santé et de l'action sociale. ñun nag sunu liggéey mooy ànd ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy tuddee personne vulnérable wala groupe vulnérable. ci ñooñu mën nañ ci lim ñu mel ni waylaago yi waaye tamit mag ñi nga xam ni am nañ juróom benn fukki at waaw wala ñu ñuy wax personne âgée. ñu am ñaata at nga ni. juróom benn fukki at. 60 ans ko tegal. ouais. ak ñi nga xam ni tamit ay xale lan yoo xam ni ñuy woowee enfance déshérité. maanaam ñu mel ni taalibe. wala ñi nga xam ni seen wayjur dafa làqu xale yooyu. ñooñu tamit dañ leen di gunge ak jigéen ñi nga xam tamit dañu ñàkk seen jëkkër. ñooñu ñooy suñuy cible. waaye ñooñu dañuy ànd ak ñoom pour di leen jox ay ndimbal. waaye du ñu yem foofu waaye dañ li ñuy wax autonomisation. maanaam fexe ñuy teg ay projet ak ay projet ñu koy financer di ànd ak ñoom di leen gunge. di ko saytu ba nu mën a demal seen bopp. waaye tamit am nañu ay association ñu tamit dañuy jàppale seen association yooyu. pour ñuy jot seen i àq ak seen i yelleef. alors action sociale lan mooy taxawaayam si xeexu mbas bi si deuxième vague bi laataa ñu ñëw ci première vague bi ndax première vague bi gisoon nañ leen seen présence bu baax a baax si deuxième vague bi seen taxawaay dan la. exactement waaw jërëjëf El Hadj Malick si deuxième vague bi action sociale am na fi taxawaay bu am solo. comme ni mu ko amee woon ci première vague bi. deuxième vague bi nag dafa am lu bees lu ci ñëw lu ñuy wax prise en charge à domicile. à domicile waaw ñu ko médecin yi di ko wax PECADOM. ci prise en charge bu à domicile boobu nit ki buñ ko téyee këram di ko saytu laaj na ñu koy toppatoo. donc toppatoo boobu dafa laaj lu ñuy wax suivi psychosocial. wala moom nga wax léegi prise en charge psychosocial. prise en charge psychosocial boobu nag service action sociale yi. dañ ciy lëkkaloo ànd ci ak équipe médicale yi. di ci liggéey lu am solo ndax ñoom ñooy ànd ak ñoom di waxtaan ak malade yi nga xam ni téye lañ leen ci kër yi waaye tamit di waxtaan ak entourage malade yi. waaye beneen fànn tamit action sociale mi ngi ciy yëngatu. mooy communication de risque ak engagement communautaire. d'ailleurs région de Dakar action sociale service régional action sociale moom moo defar plan de redynamisation bi nga xam ni communication de risque ak engagement communautaire dans la région. ba ñu présenté ko monsieur le gouverneur ci comité de régional de gestion des épidémies bi nga xam ni tenir nañ ko le 12 janvier. alors engagement communautaire nekk li nga xamante ni dafa fës loolu si xeexum Covid-19 bi coronavirus alors engagement communautaire lan la war a mën a soppi si feebaru mbas bi. waaw wax nga question bu am solo la laaj bu am solo la ndax engagement communautaire dafa nekk lu am solo ci mbas ndax mbas buñ ko waxee mooy feebar boo xam ni dafay law ci biir askan. te feebar buy law ci biir askan mooy maanaam wàllante bi mi ngi am ci biir kër yi. ci biir quartier yi donc li ñuy wax communauté ci biir communauté yi la wàllante bi di am kon boo ko bëggee taxawal il faut que nga dellu ci communauté yi. communauté yi may leen doole communauté yi bu amee doole ñoom ñoo mën a arrêté lawal boobu.
loolu nag day daal nekk beneen forme ci prise en charge hospitalière. mooy nekk maanaam bu fekkoon dañuy wax benn pièce de monnaie la. moom mooy nekk beneen face bi ndax prise en charge hospitalière day am. mais nag ci gannaaw engagement communautaire moo koy dooleel ndax day jouer ci prévention bi. pour que malade yi bën a bari ndax malade yi bu nu baree ñëpp demandoo hôpital. hôpitaux yi dinañ surchargé personnel médical bi dina dépassé wu. te bu nu dépassé wu dina sonn te bu sonnee yàlla musiba naaru laay la. mais kon bu boobaa explosion day daal di am. alors jamono ji soo doon def xayma ci wàllum engagement communautaire bi lan ngay wax. waaw ci wàllu engagement communautaire bi tamit amoon nañ ci première vague bi amoon nañ ci ay satisfaction ndax du ni moom la waaye bokk na ci li nga xam ni première vague mbir mu wàññeeku woon ndax seetlu nañ ni biñ ko commencé ci Dakar biñ ci dawalee diir gis nañ ci ay gox yu bari mbir mi dafa wàññeeku te mu nekkoon gox yoo xam ne loolu si tàngoon na loolu si première vague bi léegi si deuxième vague bi léegi ci deuxième vague bi nag ñoo ngi commencé di taxawal dispositif yi du ni dispositif bi yëpp taxaw na mais ñi ngi taxawal dispositif yi pour mën a commencer engagement communautaire ni ma la ko waxee léegi. defar nañ plan bi ba pare. mais plan boobu tam il faut que mu laaj financement. ndax dafa am ay activités yoo xam ne dañ koy def ci terrain bi. lu mel ni ay visites domiciliaires sécurisées. waaye tamit lu mel ni tam distribution de masques. ndax engagement communautaire bi luñ ko mën a def te nit ñi joxuñu leen ay masques yu doy ñuy mën a takk masque. di respecter gestes barrières yi. tamit du mën a. mais El Hadj Malick Sougou engagement communautaire si deuxième vague bi est-ce que nekkul lu yéex suñu xoolee ni cas yi ñu ngi yokk bis bu yàlla sàkk. te yéen ngeen ni mbir mi yéen a ngi si dispositif yi ak tamit financement bi ñëwagul mbir mi tamit corona bi xaarul kenn cas ñu ngi yokk tous les jours. waaw non du lu yéex. du lu yéex mais cas ñu ngi yokk de chaque jour rek. parce que mën naa ni dispositif yooyu. lu formel la mais taxul ñu bàyyi ndax ñun li nu man ñi ngi koy def maanaam sensibilisation bi. dañ koy continuer. ak suñuy service ñi ngi nekk ci terrain bi. waa kër docteur yi tamit di ngeen leen dégg. am na tamit ñoom am nañ ay relais ak ay volontaires yoo xam ni ñooñu tamit am na ñu nekk ci terrain bi. waaw di liggéey. donc mën naa ni même bu fekkee dispositif bi yëpp taxawagul. am na loo xam ni ñu ngi koy jéem a def. ñoo ngi ci. yéex na mais alors lan moo tax engagement communautaire bi fësul bu baax si deuxième vague bi lan la wàllum financement xaalis moo disponible gul. wala bon du ma nekk bu baax financement kese mais aussi tamit xam nga deuxième vague bi tamit. quelque part daf ñu xaw a li may wax xaw ma nun koy dafa mel ni lu nu bett ndax demoon na benn jamono mbir mi di wàcc ba ñu defa ni sax affaire bi jeex na. mais foofu nag aussi la bàyyeeku bi gën a bëri. waaw bon peut-être mën nañ ko tuddee bàyyeeku mais xam nga tamit am na loo xam ni tamit mook doomu aadama ñoo ànd. ndax doomu aadama bu taseeg danger bu danger bi di wàññeeku da ngay gis moom tamit muy wàññi peut-être ripostam loolu moo waraloon tey bàyyeeku boobu amoon aussi ndax ñu bari tamit ñun ñëpp même ñi nekkoon ci secteur santé bi yaakaaroon nañ ni affaire bi wàññeeku na ba wàññeeku boo xam nit ñi mën nañ dem doxi seen soxla. te xam naa peut-être ci yoonu jeex la dikkoon mais. ci la am reprise moom nag ni mu ñëwee tamit mu am doole. donc il fallait que ñu def focus peut-être ci prise en charge hospitalière yi malades yi rapidement. xam naa ni loolu moo tax peut-être engagement communautaire bi ñu ci dem ndànk-ndànk. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey El Hadj Malick Sougou nekk chef du service régional de l'action sociale de Dakar naka noonu El Hadj Malick Sougou moom mooy coordonnateur de la gestion prise en charge psychologique du comité régional de riposte contre la Covid-19. wàllum prise en charge boobu sax nañuy taxaw El Hadj Malick mooy wàllum prise en charge à domicile gis nañ directeur bi nga xamante ni moo amee lépp luy xeex wàllum feebar fan yi rek mu def déclaration ci dimanche bi ginnaaw point du jour mu ni am na 11000 patients yi nga xamante ni jël nañ leen en charge ñu nga xamante ni seen kër na nekk maanaam prise en charge à domicile chiffre boobu mu nekk lu am solo ci sa gis-gis. waaw lu am solo la parce que tamit xam nga prise en charge à domicile xam nga feebar bi. ni mu tëddee mooy am ñu bari ñoo xam ni mën nañ am feebar bi. mën nañ am doomu jàngoro bi. waaye duñu feebar. kon ñooñu boo leen indee hôpital yenn saa yi dañuy submerger lalu hôpital yi. te fekk dañ koy feesal te am na ñoo xam ni soxla nañu ko. ñoo xam ni peut-être ay dañuy feebar ndax ñi ngi feebar ndax wala yor nañu comorbidité ak yooyu. kon Sénégal jël option wu def prise en charge à domicile.
prise en charge à domicile nag du rek ci feebar bi la ko Sénégal tàmbalee di def daan nañ ko def ci yeneen i feebar. mais léegi nag feebar bi ñu jël ko waaye prise en charge à domicile boobu dafa am tamit ay procédures yu ko encadré. procédures yi est-ce que mën nga ñu ko faram-fàccee. waaw li ma ci mën a wax daal. mooy que ni dina am benn évaluation boo xam ni dañ koy def muy évaluation médicale et environnementale. boo xam dañ koy def ci malade bi wala ci ki nga xam mooy doomi jàngoro bi pour xool ba xam dafay éligible ci prise en charge à domicile wala du ci éligible. ndax dinañ xool ba xam am na comorbidité wala déet. comorbidité mooy maanaam est-ce que mi ngi dund ak ay jàngoro yoo xam ni ay jàngoro yu dëkk la lu mel ni diabète wala lu mel ni tension. wala loolu wala tam dinañ xool tamit environnement est-ce que kër gi mu nekk permettre na ko mu mën a isolé wu ba nga xam ni ñeneen ñi du mën a jaxasoo ak ñoom jaxasoo bu gaaw a gaaw. alors waaw léegi si première vague bi yan action ngeen jotoon def jëm ci wàllum prise en charge ak tamit wàllum prise en charge bi psychosocial la yan action ngeen jot a def si première vague bi ba nga xamante ni yow gis nga si ay satisfaction yu am solo te loolu am ngeen yéene dàbbali ko ci deuxième vague bi. waaw xam nga ci première vague bi action sociale direction générale de l'action sociale. am na ci ay jéego yu am solo yu mu ci def. ndax boo fàttali ko première vague bi dafa amoon li ñu doon wax confinement dans les hôtels. dañ doon confiner personnes contacts yi. dans les hôtels. yenn saa yi ñu jël famille lëmm. yóbbu leen ci hôtel. bu ko defee ñooñu nag yenn saa yi bi ñu leen di yóbbu am na yu sew-sewaan yoo xam ni daf ñu daan rëcc daawuñu ko prévoir. comme lan bi ñu demee ba ci biir la ñu xam ne ndekete lii de waroon naa. comme lan yenn saa yi nga gis nit koo xam ni. dafay feebar am beneen feebar wala jigéen wéru wala koo xam ni xale bu dafa yor liir. ñu confiner ko liir bi dafay jël meew. jigéenu wéru bi dafa war a def consultation ni ma koy tuddee prénatal. yooyu yëpp da koy def ki nga xam ni dafa feebar dafa war a jënd garabam ak yooyu. ñu ni mais yii yu sew-sewaan yi ministre de la santé et de l'action sociale dénk ko direction générale de l'action sociale ni ko pour muy jàppale ñooñu ba nga xam ni dinañ mën a def seen confinement ci seen teeyu xel. ci loolu la nekkoon nag à Dakar rien que à Dakar rek. defe naa ni jàppale nañ fi lu ëpp plus de 3000 personnes. yoo xam ne dañ leen confiné woon. ak ay bébé yoo xam ni defe naa ni mat nañ plus de 190 bébé yoo xam ni ñoo leen di doon jox couche ñoo leen doon jox meew ak yëpp yi ngi soxla ak seen i wayjur tamit seen i wayjur leen soxla. alors ci wàllum taxawaay wàllum prise en charge ci première vague bi ak tamit naka noonu ci deuxième vague bi environnement bi ak sensibilisation bi nan la doon tëddee. su ko defee ngeen expliquer nit ki nga xamante ni am na feebar nan la war a taxawee ak tamit entourage bi nga xamante ni ñoo doon nekk ak moom. waaw ci première vague bi dañ doon expliquer nit ñi sensibiliser leen wax leen yenn saa yi tamit ay entretien téléphonique lay doon. entretien téléphonique pour wax nit ki nan la war a taxawee ci feebar bi. waaye tamit daaw ñu yem foofu yenn saa yi dañu daan jox. ñoo xam ni dañoo nekk ci li ñuy wax CTE yi mooy centre de traitement des épidémies. am na ci ñenn ñu doon suivre ñoo xam ni dañu leen di référer mais dañuy waxtaan ak ñoom ndax yenn saa yi tamit ay problème daan judd foofu. donc li ci gën a bari da ngay dalal xelu nit ki. ndax xam nga nit koo téye ci benn béréb lu mat fukki fan ak juróom ni ko doo génn doo wax ak kenn doo mën a gis sa waa kër bu yàggee stress day daal di dugg. ak yeneen yu mu àndal. kooku laaj na yenn saa yi ne serait-ce que mu xam ni am na ku nekk ci biti waaye mi ngi koy xalaat. te mi ngi dina jokkoo ak moom. loolu mën na di dalal xelam loolu doon nañ ko ci liggéey ci première vague bi. te loolu tamit la ñu bëgg a def tamit ci deuxième vague bi. ak prise en charge à domicile. waaw mais man mooy lu ma la doon wax sànq maanaam loolu ba léegi dafa góole ci deuxième vague bi. si commencé nañ ko ci deuxième vague bi. commencé na lan ngeen jot a commencé na prise en charge psychosociale bi commencé na loolu commencé na ci district mais lan ngeen jot a def exactement ci deuxième vague bi. district sanitaire yi ñi ngi jël en charge ni ma la doon wax léegi. prise en charge à domicile d'ailleurs man léegi nii ci benn formation laa jógee. ci benn formation dañ doon former waaw les acteurs prise en charge à domicile yi ak zone tampon yi. ci dañ leen doon defal benn formation
ci prise en charge psychosociale ak ci PCI ak yooyu ak communication de risque pour que ñoom ñu mën a seen liggéey gën a ñoŋ waaye ñoom commencé nañu liggéey bi déjà ñoom commencé nañ ko bu yàgg. kon formation bi dafa ñëw rek formation bi dafa ñëw gën leen tàggat renforcer leen wala formation mais renforcement de capacité la maanaam. dañ leen doon gën a tàggataat gën leen a gën leen a ñaax gën leen a wan yoon bu ko defee seen liggéey gën a mën a ñoŋ. mais ñoom commencé nañ liggéey bi bu yàgg. ñu ngi liggéey bu yàgg district sanitaire yi boo ci demee. district bu nekk moom mooy jël ñi nga xam ne ñoo nekk ci district bi te ñu defal leen prise en charge à domicile ñoo ngi leen di suivre ku ci nekk bu ñu xëyee dañ leen di woo. ku ci nekk ñu laaj la ni nga kiiwee waaye tamit ngi waxtaan ak yow dalal sa xel. gën expliquer la feebar bi. waaye tamit recenser besoin yi nga xam ne tamit am nga ko. pour mën a xool nañ koy saafaraa. alors yan besoin la ñi nga xamante ni jot ngeen leen dajal la ñuy faral am yan besoin. El Hadj Malick besoin yi bari na lool. oui lan nga si mën te ay besoin la yoo xam ne comme ni nit di amee besoin. waaw ma ne ko façon besoin bu nekk nag da nga ko ciy gis. ndax yenn saa yi di nga dem ba gis ci nit koo xam ne daf ñàkk liggéeyam. ndax mbas mi ndax nit ku am liggéey ñu téye ko ci këram mu war a toog ci këram fukki fan ak juróom wala ñu yóbbu ko ci centre de traitement des épidémies fukki fan ak juróom. te employeur am xamu ko. mën nañu employeur am xamul ni dafa am Covid yenn saa yi dañ koy xam sax waaye dañ leen di dàq ndax nit ñi dañ ragal ñu wàll leen xam nga stigmatisation bi ñuy wax. moo ko waral. yéen ñooñu dañuy perte seen liggéey. bu ko defee bu ñu perte seen liggéey yow dañuy ñëw di la ko diis. te malheureusement législation bi parfois lii lu bees la. donc législation bi xuusu ci woon noonu. mais dañuy négocier yenn saa ak employeurs yi. pour ñu reprendre leen mais du lu yomb. am na nag yeneen besoin yi gën a élémentaire ndax nit ki boo ko téyee këram koo xam ni moom moo yore këram yore dund waa këram nga téyee ko ni ko toggal fii war nga ko mën a am loo ko dimbalee. bu ko defee mu mën a toog bu dal xel. te yéen wàllum ndimbal aussi yéen a ngi si woon wala. waaw ndimbal bi ñoo ngi ci woon première vague bi. mais deuxième vague bi mbir mi yéex na de. xaw na sooxe. te lu tax waaw xaw na sooxe. wala xaalis moo amul wala xam naa peut-être xam nga ni budget yi ñu ngi koy budget yu bari ñu ko sax mettre guñ ko en place. xam naa ni peut-être loolu bokk na ci ak fu feebar bi toll. mais xam naa solution yi léegi mu ñëw bu soobee yàlla. mais alors wàllum ndimbal nan la fa tëddee woon ci première vague bi. waaw première vague bi tamit nit ñi yenn saa yi bu ñu génnee confinement dañ leen daan jàppale. dañ leen daan ndax koo téye li ma wax léegi boo koo téye fukki fan ak juróom. ci barab yenn saa yi famille bi yëpp la ñuy téye. famille yëpp la ñuy téye. bu ñu leen téye bu ñu delloo action sociale daan leen daan gunge. accompagner leen jox leen lu nu dundee pour mën a reprendre le temps que peut-être borom kër gi reprendre ay activités am. daan nañ leen jox ceeb jox leen diwlin jox leen yeneen produits de première nécessité yi suukar ak saabu ak yooyu yëpp. pour que famille bi mën a reprendre dignement seen dund. le temps que peut-être ñu mën a reprendre seen i activités. alors El Hadj Malick Sougou kon da nga gëm bu baax ni que ni engagement communautaire vraiment mën na indi saafara bu baax ci feebar bi suñ si sooboo ba pare teg ci ay moyens yu conséquents mën na indi saafara ci mbas mi. waaw man de El Hadj Malick man loolu sama conviction la. du ma wax ni moom mooy indi saafara totalement. mais xam mën na ko wàññi bu baax bokk na ci li ko mën a wàññi. ndax li ma la wax léegi ci mbas la nekk te mbas feebar la boo xam dafay dugg ci communauté yi. donc communauté yi ñoom rek ñoo ko mën a bu ñu engagé woo. ñoom rek ñoo ko mën a freiner. bu ko defee mu dellu gannaaw. te ñun nag Sénégal sunuy communauté mën naa ni am nañ ci expérience. ndax yàgg nañu jànkonte ak ay feebar yu mel nii. kon bu ñu leen ñaaxee gën leen a dooleel defe naa ni mën nañu tamit ñoom xeex feebar bi ba feebar bi génn Sénégal. wala mu génn ci àdduna bi. mais engagement boobu ci wàllum communauté bi est-ce que wàññeekuwul suñ ko comparé ak première vague bi. waaw mobilisation beeg nit ñi doon sóoboo ñu nekk kuréel yi nga leen di dégg mais vraiment deuxième vague bi dafa mel na am na si ñoo xamante ni lu nit ñi bàyyeekoo si ñenn ñi suñu bàyyeekoo ci wàllum takk masque ak tamit toppatoo bu baax a baax seen wàllum seet ak yooyu am na si ñoo xam ne aussi wàllum engagement dañ si bàyyeeku c'est un constat qui est là.
waaw c'est un constat. Oui. xam nga mais li ko waral wax naa la ko léegi. oui xam nga bi feebar bi wàññeekoo. xam nga te loolu c'est humain. nit ñi. waaw mais feebar bi dafa jugaat dañu sant relâchement. waaw mais xam nga feebar bi dafa jugaat ba léegi xam nga tamit. oui ñi ngi remobiliser waat li ñuy wax troupe bi. waaw mais ak deuxième vague ba mu tàmbalee ba léegi. mais fi deuxième vague ba mu tàmbalee mu ngi fi mu toll muy commencé am na nit ñaa ngi loolu de engagement communautaire. mais bi dafa des. ah dafa des. ah yow loolu nga jàpp. ah mais c'est un constat ba nga xamante ne exemple lu leen doon gisee gisee ci terrain bi. seen engagement ak seen mobilisation. par rapport ak deuxième vague bi mbir mi dafa des. waaw xam nga tamit bon peut-être. Oui. acteurs yëpp jógaguñu. jóguñu acteurs yëpp jógaguñu. mais nit ñi ñu ngi jur jóg bi moo metti wala. ñi ngi jóg ñi ngi jóg benn par benn. xam nga ñi ngi jóg benn par benn. oui waaw bu ko defee beneen bi mooy xam nga première vague bi tamit daf ci amoon loo xam ni lu ci nekkoon loo xam ni nekkul fii ndax première vague bi confiné woon nit ñi wala boog mesures yi dañ ko mesure restrictive yi dafa amoon doole. waaw nit ñi mënuñu woon dem mënuñu waaw mu ñu woon dem ci région yu bari tamit yeeg. seen activité dafa taxawoon. mais ba tey am na activité yu taxaw ak entreprise yu acteurs tey yu bari donc dañu ñëw fekk ci waa santé. oui pour mën leen a jàppale ci mais liggéey. teewul am na ay activités yu taxaw. mais ñooñu tey jii ñu ci bari dañu reprendre ñoom seeni activités yi ñu daan def. xam de sorte que mënatuñu ñëw ci secteur santé pour jàppale leen. mais xool suñu xoolee par exemple secteur informel ñoom vraiment seen activité dafa tàggatémbe. rawatina aussi même tamit couvre-feu bi am na si ñoo xamante ne seen activité doxul nu mu doon doxee. ndax couvre-feu bi ñëw na mu indi tamit ay gàllankoor ci seen liggéey. kon loolu aussi dalay wan ni am na ci ay activités yi nga xamante ni ñu ngi sooxe ba tey. ah tout à fait. tout à fait dina am activités yu sooxe ba tey xam nga boo taxawee ni activités yu sooxewul moom. loolu def naa nier l'évidence la. oui mais tamit il faut que man damay ñaan sénégalais yi ñu comprendre tamit situation bi. ndax tamit dañu nekk ci problème sanitaire te problème bi du Sénégal rek. oui mais dafa wër àdduna. Exact. tey bu doon Sénégal rek kon dinañ mën di am sax yu nit ñi wax dinañ ko mën dëggal mais tey jii àdduna foofu dem. dañu activités yi dafa taxaw am na dëkk yoo xam activité bi dafa taxaw te léegi mu am at daanaka. ndax ñoom ba léegi ñu ngi leen confiné. man am naa ci samay xarit yoo xam ne ñu ngi nekk Italie ak Espagne. oui mais saa yu ma jokkoo ñoom daan ma ñoom boobu. ba léegi liggéey boobu ba léegi ñu liggéeyuñu ñu ngi taxaw leen confiné. oui seulement peut-être ñun ak ñooñu am na ci lu nu wute. exact ndax peut-être bokkuñu même structure économique. ndax ñun secteur informel bi fii dafa am doole. te foofu secteur yëpp identifié nañ leen. oui donc ñun war nañu mën a imaginer sunu réponse boo xam ni dafay jël en compte sunuy spécificité. mooy suñu spécificité économique mais fexe ba sunu acteurs économiques yi. mën a ñoom ñëpp mën a loolu. mais tamit ñu xam ni tamit dañ nekk ci pays en développement boo xam tamit il faut que activité bi dem. loolu moo tax tey boo gisee ci deuxième vague bi du mënuñu tëj ñëpp. mën nañu def comme li ñu defoon ci première vague bi. mais dinañ fexe nu ñu ralentir. pour que virus bi circulation bi mën a wàññeeku. mais tout en laissant les personnes ñu dox yi seeni soxla. mais activités yi wàññeeku lan ngay wax ñi nga xamante ni dañ doon jaay ay fonde guddi wala cere wala restaurant yoo xamante ni dañ doon ubbi ak ñeneen ñi nga xamante ni seen activité ay guddi la woon. ñooñu jamono ji ak couvre-feu bi vraiment seen situation doy na waar. non doy na waar ñun xam nga ñun ay acteurs sociaux lañ. oui. dañuy xool li nekk ci terrain bi. dañuy analyser. mais dañuy observer ni tamit ñooñu ñëpp ay situation yu doy waar la. mais xam nga tamit il faut que nit ñi comprendre que ni. yenn saa yi nit doomi aadama yàlla da ko may capacité d'adaptation. muy mën yenn saa yi di adapté wu ci yenn yi. yow da nga doon jaay fondé à partir de 20h. oui mais 20h couvre-feu day am. bon est-ce que doo. 21h est-ce que ab 21h couvre-feu day am. oui mais est-ce que doo wàccee sa heure ndax ñi doon jënd fondé bi peut-être ba léegi ñu ngi fi. mais soo ko wàccee peut-être ñooñu dinañ ñëw jënd si ko ci yéen. mais est-ce que client yooyu tamit. yaakaar naa ko est-ce que client yu doon am heure boobu guddi dina ko am ngoon si. si pourtant man gis naa ay femmes yoo xam ne. ay femmes yoo xam ne. keroog def na si reportage mais mbir mi métti na de métti na si ñoom de. non kenn waxul méttiwul. kenn waxul méttiwul ah non métti na. métti na mais xam nga tamit il faut que ñuy adapté wu. il faut que ñu adapté wu ndax situation oblige. il faut que ñu adapté wu.
te man dama koy wax toujours xam nga ñun Afrique dañu am ñaari défi. ba défi benn bi mooy que suñu activité économique dafa war a continuer. mais beneen défi bi mooy que dañu war def tout pour virus bi teel a génn Afrique wala buy génn mu génnandoo ak yeneen réew yi ndax bu lu ko mooy dama koy wax toujours sama koy wax sama gars man leen bu lu ko mooy ñun dañ ñu fiy tëj. dañ ñuy tëj de. ndax boo seetloo bi mbir mi commencé woon wàññeeku Europe gis nga Union européenne daal di jël benn liste daal ni pays yi ñooy ñii ak ñii ñooy dugg Union européenne. ñii dootuñu dugg. kon bokk ñun défi boobu lañ am pour que ñu teel a xeex pour que mbas mi mën a teel a génn suñuy réew. alors léegi ñu wax ci wàllum maladie bi feebar bi déni de la maladie. yéen tamit ban pàcc ngeen si def ba nga xamante ni am na si ñoo xamante ni même sax fekkee def ngeen si ay jéego am na si ñoo xamante ni vraiment feebar bi dafa tey seen xel gëmmuñu ko mu nekk lu doy waar. waaw loolu moom am na. xam nga déni bi moom bokk na ci li tax tamit feebar bi di law. ndax ñenn ñi gëmuñu ni feebar bu am la. waaye man dama koy wax souvent. xam nga am na ñoo xamante ne nañ gisuñu. waaw mu nekk lu doy waar. waaw xam nga est-ce que nit lu nekk lu mu gis rek lay gëm. yàlla gisuñu ko de. El Hadj Malick mais gëm nañu ko. effectivement donc du nit lu nekk rek lay gis lay gëm yenn saa nit ni la man gisuma ma gis ku ci feebar. waaw mais yenn saa dama naan leen mais pourtant am na ay feebar yu fi nekk yoo xam ni mësul leen a gis ku ci feebar. te depuis presque 30 ans ñu ngi koy tudd. te mësuñu gis ku ci feebar mais ñun ñëpp gëm na ni feebar boobu am na ndax ñun ñëpp a ngi koy moytu. kon boog loolu am na feebar bi il faut nit ñi xam loolu beneen bi mooy. feebar boo xam ni dañ ciy tuumaal ay nit. maanaam nit ki bu dañ ciy beddi ay nit ki bu ko amee dañ koy beddi. ñu ci bari buñ ko amee duñ ko bëgg a wax. yenn saa yi ay nit dinañ bëgg def témoignage mais dañuy dem ba ci biir seeni mbokk ñoo naan leen bul wax. parce que dañuy bañ ñoom te dañuy bañ kii bu ko amee ëllëg ñu beddi leen ci biir koñ ba. léegi loolu la ñuy bañ ba stigmatiser leen. moo tax ñu bari looloo tax ñuy bañ kii. beneen bi mooy déni bi stigmatisation boobu muy waral yenn saa yi déni bi. ndax stigmatisation boobu moo tax ngay bañ ni man feebaruma. yenn saa yi nga dégg sax nit ku ni kat diw mi waaye juróom lii moo ko feebar bi moo ko rey waaye famille ba dañuy daal di jóg. waaw ni loolu amu ko. waaw loolu c'est psychologique ci nit la ndax dañuy bañ ku leen stigmatiser ndax ñi ngi bañ ëllëg ñu koñ ba ñu leen di daw. ak yeneen yu mel noonu man am na ci kenn ku ma doon suivre mais dañ ko stigmatiser ci koñ ba dafa mujj tukki. ah bon génn Sénégal dem beneen réew toog fa nee na quelque temps. ba mu tane ba pare tane na ba pare. boobu après si la génn. mais nee na bu ñëwaat ci bu koñ bi nee na buy dox nit ñi dañ koy daw. buy dox nit ñi dañuy moytu. nee na mu jigi affaire bi sonal ko mu génn ndeysaan dem ci benn réew bu nekk ci wetu fii. Sénégal toog fa ay semaine mais bi mu ñibbisee. dafa mel ni mbir mi dafa gën a takkarnaase. lan moo gën a takkarnaase maanaam bedd bi stigmatisation bi dafa gën a takkarnaase te xam nga yu mel noonu. tey ñibbisi na yooyu mooy indi déni. mooy indi nit ki. ñu ni ko feebar am nga te amu ko te il faut que Sénégalais yi comprendre que ni. feebar bi amul dara lu ci nekk. muy ci gàcce ndax dal na ku nekk. léegi rek formation ba jóge benn médecin mi ngi koy wax nee na mooy feebar bi gën a démocratique. waaw ci feebar moom dafa démocratique. ndax feebar bi bàyyiwul kenn bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw waaye itam bàyyiwul borom barke bàyyiwul baadoola bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen. maanaam bàyyiwul kenn. kon bokk il faut que nit ñi xam ni gàcce amu ci. tamit nga am feebar bi. feebar la boo xam ni mën nga ko am mu wér te ñu bëri ñu ko am. tey jii boo jëlee ñu ci bëri. dañuy dañ leen di faj ñu wér. wala am na ñoo xam ne sax duñu développé. alors seen taxawaay lan la si exemple bi nga joxee si ki nga xamante ni da nga ko doon suivre ñu koy stigmatiser mu génn réew mi quelque temps après mu dellu si waat ba tey ñu koy stigmatiser di ko daw kooku yéen ban taxawaay ngeen fas yéene am si moom fekkee ni jotagoo leen ko def. su ko defee moom muy mën a dundam nu mu waree ba pare di mën a def liggéeyam te loolu du ko gàllankoor. waaw kooku moom xam naa ne li ci njëkk mooy soutien psychologique. il faut que ngay ànd ak moom di dalal xelam pour que mu bañ ndax bedd yi tamit dafa metti ndax mën na indi yeneen conséquences.
donc loolu moo ci njëkk soutien Babil mi sonalu ko rek. non sonalagu ko. pour le moment mais xamaguñu fan lay yam mais ñu ngi continuer di waxtaan ak moom. mais beneen bi ci des mooy il faut que mu am tamit li ñuy wax accompagnement social. accompagnement social dafa dem ba ci même ñu gestion relation entre moom ak voisinage bi. laaj na dem wax ak ndax boo demee ñun ci suñu quartier boo dem am na kilifa. yenn saa yi dinañ déglu délégué quartier. wala bu ñu déglu délégué quartier bu imam waxee dinañ ko déglu. wala bu imam waxul tamit am na ci même yenn saa yi am na jeune boo xam ne bu waxee ci moroomi jeune am dinañ ko déglu. donc boo identifier leader communautaire yooyu mën nga jaar ci ñoom wax ak ñoom expliquer leen ñooñu bu nu d'accord bu nu ànd ak yow ci li nga bëgg. yàlla mën na def boobaa mën nañ wax ak communauté bi. ba déni boo di ma stigmatisation bi. mën a wàññeeku. dafa mel ni am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. alors kooku dem na ci wàllum sensibilisation cas yu mel nii est-ce que tamit jotul vraiment ngeen xool yéen noo leen sensibiliser askan bi voisins yi nga xamante ni ñi nga xamante nañ am corona ak seen ay dëkkandoo ba stigmatisation bi mën a dañ wala su mënul dañ aussi mu wàññeeku bu baax a baax. waaw yaakaar naa autorités yi ñu ngi ci yàgg nañ wax. wax nañu oui mais yéen action sociale léegi seen taxawaay lan la foofu wax nañu. oui mais action sociale xam nga taxawaayam day dugg rek ci taxawaayu. li autorités yi. li autorités yi waaw day dugg ci stratégie globale bi. bien sûr waaw. donc parce que boo xoolee communication engagement communautaire bi dafa duggaale ci biir. donc action sociale mi ngi ci stratégie boobu. kon dañuy dugg dañuy continuer di wax ak nit ñi. mais suñ ci amee ay situations yu mel noonu tamit buñ ko identifier dañ ciy liggéey comme lii ma la wax léegi di wax ak communauté yi ba nga xam ni dinañ mën li ñu jàppoon ñu bàyyi ko. alors ñu nemmeeku ni que ni deuxième vague bi sonal na bu baax a baax jeunes yi comme ni ñu koy faral waxee première vague bi personnes âgées yi ñoo si gënoon sonn mais deuxième vague bi aussi bàyyiwul ndaw ñi yéen waa action sociale loolu yéen a ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. tout à fait ñu ngi koy bàyyi xel ndax xam nga feebar bi dañ yàggoon wax ni. feebar bi mag ñi rek lay sonal wala mag ñi lay loolu. waaye gis nañ nit léegi mi ngi laal jeunes yi. te loolu ba ci première vague bi ñu ngi doon alerter. ndax ci première vague bi bu ñu daan def engagement communautaire di def sensibilisation ci quartier yi daan nañ wax ak jeunes yi di leen wax ni moytu leen comme mag ñi ndax jeunes yu ci bari tey xamuñu seen statut sanitaire. xamuñu ba xam am nañ comorbidité wala amuñu comorbidité. xaw ma ba xam yéen a ngi fàttaliku. waaye ci ñi fi njëkkoon a génn àdduna ci mbas mi amoon na ci jeune boo xam 37 ans la am. waaye dafa amoon comorbidité. fanweeri at ak juróom-ñaar loolu la am. te dafa am feebar bu nekkoon ci moom dafa am feebar bu nekkoon ci moom. waaw donc loolu moo tax mu génn àdduna. donc xam nga yu mel noonu moo taxoon ñu doon wax jeunes yi di leen wax ni di leen moytu waaye xam nga jeunesse dafa nekk âge boo xam ni âge yu defante la âge yu wane sa bopp la âge yu kii donc fugg beeg yooyu donc yenn saa yi wax ak ñoom du xaw a yomb mais ñi ngi ci di waxtaan ak ñoom yenn saa yi ñu dégg la parce que parfois aussi xam nga li ñuy wax Sénégal fii ku ci nekk bëgg nga sa waajur bëgg nga sa maam tey koo ni lii boo ko defee mën ngaa ñàkk sa waajur ñàkk sa maam mu daal di dina reculer. te bu boobaa li nga bëgg di nga ko mën a am ci moom. personnes âgées yi nag. waaw personnes âgées aussi li ñu leen di dénk mooy ñu gën a sàmm seen bopp. gën a respecter mesures barrières yi te ñoom ñi ngi koy def ñu ngi koy def waaw ñoom ñoo gën a respecter vraiment mesures barrières yi que sax kon problème yi si ndaw ñi la que yeneen kii ndax xam nga ñu bari tey jii ñu naan la am nañu feebar bi ba surtout personnes âgées yi nga xam sax dañ ciy génn àdduna. may profité di jaale waale seeni ay njaboot. ñu ci bari dañ naan la man génnuma kër gi. kon ce qui veut dire que ni keneen ku bokk ci kër gi moo génn jële malade ci biti ñëw wàll la ko. kon personnes âgées yi ñi ngi respecté mesures barrières mais dañ leen di wax ni ñuy gën a moytu waaye tamit ñuy wax ak famille bi que ku dem bu ñëwee na raxas loxoom. na takk masque. bu ko defee loolu mën na leen ci musal. mais nag aussi par contre gis nañu aussi personnes âgées yi aussi dañuy faral dem si levée du corps yi ndax levée du corps yi aussi soo fa demee ñoom
dañ fay taxaw bu baax a baax loolu tamit ak situation bi am nii est-ce que jotul vraiment ñu mën a toog ñaanal ki nga xamante ni moom moo fi bàyyeekoo moo gën ñuy dem mu indiwaat ay yeneen rassemblement ci levée du corps yi ak enterrement yi. waaw loolu moom c'est une réalité. oui ndax xam nga ñun fii daanaka personnes âgées yu mag ñi. oui ñoom ñooy présider takk yi. ñooy dem ci ngénte yi ñooy dem ci sarax yi ak dëj yi. yenn saa yi sax ñoom ñoo koy jiite ndax dañ naan bu dee kër gi dañ naan nan xaar magu famille bi. waaye tamit ñu leen di wax ni rek ñu jël seen ñu respecter mesures barrières yi ndax xam nañ ni génn mënul ñàkk peut-être génn mënul ñàkk ndax mënuñu tëj nit ñi comme dama koy wax toujours comme ni mu meloon premièrement bi mais mën na même bu dee génn nañu respecter le plus que possible mesures barrières yi takk suñu masque di raxas suñu loxo bu fekkee ni amuñu ndox ak saabu ñu jël gel hydroalcoolique. ndax yenn saa yi virus bi day nekk rek ci parois yi nga xam ni la ñuy laal ak sunu loxo. donc bu nu kiiwee sunu loxo boobu boobaa virus bi mën nañ ci musal. surtout que yenn saa yi boo laalul sa bakkan bu fekkee ni laal nga dara laaloo sa bakkan biir mën na la musal kon ñu moytu. lu ëpp tamit di jël sunu loxo di ko teg ci sunu bakkan ak. waaw suñu gémmiñ. alors kon acteurs locaux yi aussi foog ñu dooleel leen ngir ñoom aussi ñu gën a mën a sóobu ci xeex bi. oui waaw acteurs communautaires yi moom. acteurs communautaires yi xam naa ni moom. il faut que mais ñoom ñi ngi liggéey ak district sanitaire yi. xam naa ni peut-être ñun on va venir en appoint. bu ko defee ñu gën a li ñuy wax xeex bi gën a jolli. bu ko defee ñu jëli corona ci Sénégal. maa lay gërëm baax di la sant mu nekkoon El Hadj Malick Sougou maa lay gërëm baax di la sant. merci El Hadj Malick. sa dernier mot. waaw sama dernier mot di xam naa du gudd d'abord mooy remercier la vraiment remercier ITV. ndax tey plaisir la ak honneur pour ñëw fii partager ak yéen. bien que télé la boo xam ni yàggagul. waaye gis nañ émission yi am qualité. yi nga xam ni yéen a ngi koy def. man ko débat yu pertinent yi ngeen di def ak profondeur bi mu am. waaye tamit di ñaax sama bopp di ñaax askan wi waat ñu continuer xeex bi taral ko te xeex loolu mi ngi commencé ci ñuy respecter mesures barrières yi. te mesures barrières yooyu bi ci njëkk mooy ñuy takk masque. masque bi nag ni ñu koy takkee mooy ni ko docteur Mamadou Ndiaye di waxee bis bu nekk. mooy ñu takk ko ba nga xam ni day muur suñu bakkan. muur suñu gémmiñ. waaw bu ko defee ñu takk ko mën a respecter mesure barrière sàmm suñu askan. waaye ñu sàmm suñuy mag. ndax mag am na solo ci réew. te mag ñooñu suñuy richesse lan kon mën ñu sàmm leen ba nga xam ni duñu li ñu dal yeneen réew yi. mën nañu bañ a dal. teg si aussi ñuy raxasu ba pare di def gel hydroalcoolique. waaw ñuy raxasu. moo ni ko suñu nekkee kër ga par exemple. ñuy raxas suñu loxo ak ndox ak saabu. waaye suñu génnee yenn saa yi peut-être ndox ak saabu disponible mais ñu yor suñu benn gel bu ndaw suñu toogee bu diir ñu def ko suñuy loxo raxas ko bu baax dugal ko def ko ci roq-roqaan loxo bi yépp nag. ba lépp tooy. bu ko defee loolu dinañu mën a peut-être bi ci yàlla jàppee dinañu mën a musal ci mbas mi. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon El Hadj Malick Sougou nekk chef du service régional de l'action sociale de Dakar naka noonu El Hadj Malick Sougou moom mooy coordonnateur de la gestion prise en charge psychologique du comité régional de riposte contre la Covid-19 mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu. Merci.